jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar daañ ko door ak mbas meeg tolluwaayam ci mim réew saa su nekk lim doomi aadama yi nga xam ne ñoo koy am di gën di bari ñi ci faatu itam naka noonu jàppale ne ni ki démb bu juróom benn doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukki cas positif la ñu am daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo tundum Rieu nag ab quartier la woo xamante ni mi ngi fii ci virage fi leen nag ak collectif moom moo taxaw temb ne duñu fay tabax ay taax ndax itam ay promoteur immobilier ñu ngi njortu mbir mu ni mel ñoom jàpp nañ ne boobee espace dong la ñu am ñu ko woowee site falaise daañ ci dikkaat loolu itam ci la jotaayu xibaar daañ leen xamle ko colonel Martin Faye ki la itam di way takk der woo xamante ni ma nga toogal réew bu Sénégal ci centre Afrique doon kàngam ci li nga xam ne moom lay def waaye itam xam-xamam màcc ci bu baax a baax muy sàkku lépp loo xamante ni da di jàmm ci woowule tund ci la jotaayu xibaar daañ leen wax kan mooy Martin Faye mbokk yi buñ ci noppee daal di yëkkati li nga xam ne moom la ñuy dooree xibaar yi léegi ñu faram fàccee. ñu nuyuwaat leen ci gën gi yu doore ko nañu ko junjee woon juróom benn doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo jot ñàkk seen bakken ci jàngoroy coronavirus nit ki démb ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukki cas positif la ñu am ñaari junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yi ñu def nag téeméer ak fukk ak juróom-ñetti cas contact la ñu am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu ko te xamuñu rek fan lañu ko jëlee téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar itam ci aji tawat mu mel ni tàkkoo nañ ak jàngoroy coronavirus wér nañu ñu daan ci dikkaat ni mu gën a yaatoo wax ci leneen lu ñeel jàngoroy mbas mi ba tey nag ëpp nañu junni élèves yoo xamante ni duñu takk masque ca école bu Dalifort lu ni mel nag jaaxal lool directeur Bafa daan den tey élèves yi itam kenn waxatu ko ndax itam lépp lu soxal li nga xam ne rek moom la waa kër docteur daal di santaane ci la jamono mooy mel ni mën naa jàpp ne amul ca woowule école ñu teelu reportage bu Abi Faye ak Modou Diop. école bi néew na lool nga gis fi élève bu takk masque nekk ci biir salle bi wala sax ci cours bi li ko waral directeur bi ne amuñu ko moo waral takkuñu ko te bu ñu sañoon itam ñu jàppale leen ci 75 ba 80 xam ngeen ne loolu même su pandémie amul les normes sont largement dépassées. En principe, dans une salle de classe, vous ne dépassez 50, voire même 45. Parce que amuñu masque yow koo xam ne papaam amul gën waa liibaru suukar nu muy jëndee masque du jënd masque affaire bi bañ ñu takk nit ñi bañ ñu takk mais dañoo amul masque. moonte ci biir l'école yi ci vague bu njëkk bi tegoon nañ fi comité de veille et de suivi ngir rek mu mën a sàmm wér-gu-yaramu xale yi waaye gisatuñu ko. amoon nañ des agents de la Croix-Rouge stationnés devant la porte ak devant certaines salles de classe di mesurer température élèves yi di joxe gel mais après au fur et à mesure pandémie bi di dem dañoo bàyyeeku comme ni ñëpp population yi bàyyeeku loolu moo tax affaire bi xaw a yéegaatu bi bu ñu sañ foog ñu dikkaat pour dimbale ñu ci feebar bi parce que ñun jàngale lañuy def salle de classe yi mais prévention yooyu bu ñu sañoon dañ am ñoo xam ne dañuy ñëw fii mu nekk complément dimbale ñu ci. waral na mu ne liñ fi war a defaat bëri na. te it faaw ñu soppiwaat doxalin ngir doomu jàngoro gi bañ a doxantu ci biir l'école yi. mais ça ce n'est pas la responsabilité des enseignants yi du ñoom enseignants yi dañuy jàngale rek léegi ñooñu ko war a régler nañ ko régler élèves yi bu ñu sañoon ñun bu ñu ñëwee école dañuy takk masque dañuy sangu ba set sol yére yu set. classe yi fees moom mu ne faaw rek ñu jàppale leen ci lii wóorut benn yoon ci seen wàllu wér-gu-yaram rawatina jamono ji ñuy dund ak lii di virus bi. ndaw ñi dañ leen exposé mouvement action indil na leen ay masque waaye lii ñoom ñu ne doyul ndax itam ay table banc doon na seen jafe-jafe te weesu nañ ay junni yoo xamante nit ay ndongo lañ yi jàngee ci l'école bii.
Abi Faye beneen ab jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram waaye bile bokk du ca diwaan bu Dalifort ca Mérina Ndaxaar nag ca département bu Tivaouane la nekk foofee nag poste de santé wa nga xam ne moom moo fa nekk melokaan ba jégg na dayoo ba tax itam infirmier chef de poste ba nga xam ne moom moo fa nekk nag ak askan wa di sàkku rek ñu joyantiwaat woowule taax ndax itam lépp lu soxal wàllu faju gi askan wa mën koo def te duñu am benn jafe-jafe Cheikh Anta Diop ak Seylatir. Ndaxaar digganteem ak Ngaay Mexe toll ci fukki kilomètres dëkk bii de benn poste de santé moo fi samp juróom-benn fukki dëkk ak juróom-benn fii la ñuy fajoo waaye nag bërëb bi ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk. jafe-jafe poste bi nag wax naa ko léegi gis ngeen bu nawet ñëwee am na bureau yoo xam ne day senn kër sage-femme bi du nelaw bu tawee sama kër lu ICP bi moom it noonu ay zinc la. même bureau yi sax ay zinc la bureau yi boo génnee nii ci biti da nga gis ñun loolu dal ci ay toile loolu moo leen wane ne nawet bi passé xawoon nañu sonn boo génnee fi yëpp ngeen xool ay toile lañ ci lal poste la boo xam ne nag laaj na ñu tabaxaat ko fu ñuy fajoo fu neex a présenté la war a doon waaw kon nag gàllankoor la bu mag ci paj mi ci Covid bi war na tax ñu defaraat ko parce que li ñuy wax salle d'isolement amu fi bu ñu amoon kaa tey dinañ am jafe-jafe te nit nag day prévoir ëllëg. moom sax nee na fu nekk la waaye di ñëw di fi faju si. fii ba Pekes fii ba fu ne la di jóge di ñëw fii. ñàkk jumtukaay tax ay ndaw yu nekk fii ci Kajoor ci Mérina Ndaxaar duppee seen bopp ànd taxawu suñu gox jóg ñoom it indi benn appareil boo xamante ne dinañ ci mën a xool jigéen ñi nga xamante ne la ñuy am cancer ween. waaw matériel bi mammographie la pour ñi nga xamante ne xamuñu ko mooy appareil boo xamante ni day dépister le cancer du sein donc matériel la boo xamante jigéen ñi ñoo ko tax a jóg. muy matériel aussi bu am solo bu raar boo xamante ni daanaka dans la région fii hôpital régional bu Thiès rek moo ko fi am. ndaw ñi féete fii ci Mérina Ndaxaar nee nañ dañoo bëgg a fexe dugal seen loxo ci poste de santé bi ngir nag askan wi yeewoo fii man fee fajoo ci pajin bu mucc ay. jàngoroy coronavirus bëri na ci ay secteur yoo xamante ni am nañ ay njeexital bu baax a baax ñi nga xam ne nag ñoom ñu yëngu ci wàllu artisanat nag li mu leen laalee bari na ba tax itam nguur bu Sénégal fas yéene leen a gunge daal di fecc ay koppar toll na ci 20 milliards ak juróom yoo xamante ni fas yéene lañ ko séddale phase bu njëkk bi amal nañ ko jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wi nag Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ci reportage. seen lim toll na ci téeméer ak juróom-ñaar fukki junne artisan yu nar a séddoo enveloppe bu toll ci 20 milliards ak juróom nguur gi jagleel leen ko ngir mën a jàkkaarloog lii di mbas mi mu doon dimbal loo xam ne lii pàcc bu njëkk bi jëwriñ ji ñu dénk wàllu artisanat ak transformation secteur informel daal dina ko lancé. sunu secteur bi muy secteur artisanat ñu ngi koy xayma ci 20 ak juróomu milliards muy 25 milliards de francs CFA. mooy li nga xamante ne mooy aide Covid. waaye nag première phase mooy bii nga xamante ne moom la ñuy door tey incha allah fanweeri junni artisan ñooy nar a jot li nga xamante ne mooy ndimbal boobu nga xam ne président de la république teg na ko ci sunu loxo pour ñu mën leen koo jox ci aide Covid bi. mu doon ndimbal loo xam ne li ñii di artisan yi bokk ci organisation professionnelle yi rafetlu nañ ko lool. en précisant au départ. que 35 milliards la ñu waxoon mais 25 milliards yi jot nañ ci tey ministre bi ñëw dégg nañ ko ñun ñëpp ministre bi ni mu defee lancement bi ba kenn ku nekk si ñuy teew yëg nga si sa portable 150 000 mais comme ni ñu ko déggee it c'est pour dans un premier temps fanweeri junni artisan ñoom ñoo koy jot. jëwriñ ji profito ci ndaje mu ni mel di ñaax ñii di artisan yi ñu dëppook matukaay yi waa kër docteur santaane ñu gën koo adapté ci barabu yi nga xam ne ni fa la ñuy liggéeyee. maa ngi leen ko doon junju mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xibaar tundum riya fii la nekk ci virage fii la nag ab collectif moom moo taxaw temb di dànkaafu ñenn ci ay promoteur immobilier ci site wa nga xam ne bëgg nañ ko dafiy taax nag te ñu dippee ko falaise ñoom nag jàpp nañ ne boobule espace donc képp la ñu am ba tax itam bëgg nañ ñu bàyyee leen ak moom ñu teewlu Abdou Karim Diop mi nga xam ne moom moo yoroon seen ak kàddu Ababacar Camara la ko dénk ñu seetaan. ba ñuy commencé liggéey chantier bi wax nañ leen ne yéen a ngi ci domaine maritime bi te lii décret présidentiel la arrêt ministériel la toppatawuñ ko
donc bi ñu woowee anam ñëw fi ak brigade environnement tamit ñëw nañ def nañ fi 1 heure de temps constaté nañ ko nee nañ lii du yoon waa ji amul droit tabax fii population bi fi mu ne nii décidé nañ saisir danañ déglu chef de l'État lu mu wax ba pare parce que moom mooy kilifa ñépp donc danañ déglu chef de l'État lu mu wax ak lu muy def ak instruction yi muy joxe bu fekkente ne arrêté wuñu chantier bi daaneel ko su boobaa danañ saisir ñi ñu nar a saisir mooy la Cour internationale. ñoo ngi ñaan encore monsieur le président mu dimbali ñu sur ce problème. ci benn ay bés li mu ci jot ci ay assignation mu mel ni nag bari na te moom itam mu jàpp ne teguwul fenn start-up Transpaye nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo ko jiite moom Mouhamadou Moustapha Ndiaye jàpp ne Mectrans nag li muy def jaaduwul ba tax na mbir mi daañu ko yóbbu fa mbaxane doone benn xam ngeen ne lépp lu ñeel wàllu ticket yi nga xam ne dañ koy dagg ci wàllu oto yi pënd bi wërëgu ci ba tey dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Alhassane Ba. dafa am ñu bari ñu ma assigné au niveau tribunal ñii reçu assignation boobu chaque assignation xam ngeen naa ci fay 1 million 500 wala bi loolu amee ci biir assignation yi ñu toog ba si yàgg gis benn assignation boo xam ne si ci taxi vert blanc yi lañ ko def assignation bi nag ay GIE rek lañ ci def plus de 7 GIE xam naa ci ñu bari ma woo GIE bi ni leen yéen de président yooyu moo leen ni la yéen de da ngeen maa assigné en référé lundi 18. ñooñu ñëpp daal ñu ngi bokk ci góor a xumma ak Falilou Fall ñu ni ma àlla yéwén musuñu maa assigné biñ ne musuñu maa assigné man leen ma envoyé leen assignation bi ñoom ñu ni musuñu maa assigné ñoom ñi ngi doon préparé sax pour ñëw ci man pour jël ay machine bi ma laajee ñenn ñu ni Mectrans moo leen jox machines yi Mectrans moom mooy dimbali gars yi pour ñu jot ay oto xaalis moo géré affaire xaalis bi moom ak aftu Mectrans moo ñëw ci ñoom ni leen ñu def constat bi ñu jëlee seen appareil bi ñu de constat lañ def yam ci léegi xoolal lii kii def làqatu ci ginnaaw transporteurs yi pour mettre ma en mal ak transporteurs yi képp koo xam ne si nitu yoon nga président képp ku mën doon ñu arrêté niñ may defee pression 12 assignations ci 2 semaines nga gagné ñu ñëwaat ak d'appel ngay dem ils le font exprès. wàllu dem ak dikk pont bu Diouloulou ak itam Bayla nekk ca département bu Bignona foofe nag ñi nga xam ne ñoo fa nekk nag di syndicat des transporteurs nag li ñu xamle moom moo di war nañu dikkaat joyantiwaat war barab boobee wala boog pont boobee ngir rek lépp lu soxal wàllu dem ak dikk duñ ci amati benn jafe-jafe ñu teewlu ki nga xam ne moom moo yoroon seen i kàddu yëkkati na ko dénk ko Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. ne pont bi mu ngi si voie bu baax pour defar ko li may lancer appel état bi nag. waaj bi dafa yàgg Casamance a beaucoup souffert ci problème infrastructure loolu nag li may wax nag état lay adressé kon ñun tey il est temps lépp lu ñu war a dem ci def ci Casamance war nañ ci gën a gaaw ñu xam ne souffrance bi yàgg na fi ñu ngi galéré kon loolu damay lancer appel état bi mais pont bi urgence la pour Sénégal pas transporteurs yi il est temps na pont bi ñu defar ko xaar bi dafa yàgg ñun mun nañu dëkk si xaar jëmale ko kañ. pont bi mun na dama heure bu ne yéen gis ngeen ko ndax vous êtes témoin li ñuy wax camion day yëpp 80 tonnes nga am fit yëg pont Bayla yëg pont Diouloulou boo demee ba Kaparan Diouloulou nga gaare bi minuit 1 heure 2 heures du matin nga taal sa oto pour brûler pont Afrique Posage kon loolu nag mun continuer ñun lu ñu am pont bi ki la bokk muy population ñëpp war nañ ci def seen loxo pour phénomène boobu mu arrêté te ñun pare nañu pour mu arrêté te day arrêté bu soobee yàlla. ay ndaw yu dëkkee ca commune bu Massassoum ak itam ay soxna daal di nañuy amal ab atelier de formation li ko wundu bokk na ci gën a jàppale ndaw ji ngir daal di xeex lépp lu soxal wàllu mbëkk mi fii ci réew bu Sénégal mu dox nag ci diggante Massassoum ak itam dëkk wi di Belgique ñu teewlu reportage bu Bakary Konté ak Xaali Jàmme. ay béykat commerçant jeune entrepreneur ay jigéen ak tam ay ndaw wante tamit ay nit yoo xamante ne ay handicapé lañu ñoom nag ñoo daal di bénéficier wu benn session de formation ci gestion financement. daal structure yëpp ñu ngi ci kuréel boobu
donc kuréel boobu dañ depuis ñu formé comment ñu installé ko léegi dañ ko war a former formation maanaam ñu di leen jox xam-xam bi nga xamante daal moo leen doole ki jox ko par exemple doole ak expérience pour ñu mën a gën a au moins gérer seen structure. formation bi nag day tax ba jigéen yoo xamante ne dañuy am ay bor ci banques yi ñu mun ko éviter. loolu on s'en félicite parce que vraiment c'est la seule solution qui peut régler les financements des femmes. Des fois, on les accuse que les femmes ne payent pas des financements. C'est dû à ce qu'on les finance sans pour autant les former. C'est une erreur bu mag la. commune bu Marsassoum daal di teg benn fonds boo xamante ne day jàppale ay jigéen ak ay ndaw daal di financer seen i projet. jigéen ñi Marsassoum ñoo war a financer seen projet bopp dañu war a dem foo toll ni jeunes yi Marsassoum ñoo war a financer seen projet bopp loolu moo tax ñu xalaat mettre en place benn fonds ñu koy ne fonds communal. Fonds communal boobu 30 millions la départ bi 30 millions la 10 millions yi commune Marsassoum moo koy indi mais yeneen 20 millions yi waa Belge ñoo koy indi. Seyni Mandia nekk maire bu Marsassoum di ne fonds bi dee tax sax ñi daal di xeex lépp loo xamante ne nekk na immigration clandestine. dañuy gis que fan yii jeunes yi ñu ngi dem ci géej bi di jéem a dem Espagne li ci am nag ñëpp gis nañ ko je pense que le rôle d'une commune. Le rôle d'une collectivité territoriale mooy nga développer politique yoo xamante ne mun na bloquer mun na freiner ces jeunes yi ñu toog seen dëkk te di fa développer ay projet boobu am ay njëriñ. commune bu Marsassoum ak commune bu Anderlecht nekk ci Belgique ñoom nag ñoo créé coopérative le Marsa loolu nag pour mun a investir fii ci diwaan Marsassoum wante nag ñi ne am na ay yeneen secteurs yoo xamante ne bëgg nañ fa dugal seen loxo loolu nag bu amee commune Marsassoum daal di développer. mbokk yi maa ngi leen doon wax ne ci la jotaayu xibaar daañu leen xamleeg colonel Martin Faye ma nga ca diwaan bu centre Afrique teewal fa réew bu Sénégal tey itam di dox lépp lu soxal wàllu jàmm ca wowule dëkk doon kàngam doon itam ku xarañ ca la nga xam ne rek moom lañ ko dénk doon koo xamante ni def na ay dëkk yu bari taxawaayam di Sabrera. lii dafa dëgër kàddu gi dafa wér kii mooy colonel Martin Faye moom moo jiite opération de police bu MINUSCA fii ci centre Afrique. laata ma ñëw fii maa ngi nekkoon gendarmerie chef des opérations de la gendarmerie nationale sénégalaise ba mu fa jógee ci laa jógee foofu ci poste boobu laa jógee au niveau de l'état-major de la gendarmerie ma dem Congo ma nekkoon fa aussi chef de commandant du secteur dans un premier temps ma jóge fa nekk fa chef des opérations. donc du Congo lañ ma jëlee indi ma fii directement ma ñëw fii pour assurer la fonction des chefs des opérations de la police MINUSCA. mu nekk homme de terrain ku xam-xamam màcc lool ci wàllu maintien de la paix Dakar ba Bissau jaare ko RDC ba tey République centrafricaine colonel Faye di ab officier supérieur bu min lool zone de guerre yi nekk Afrique. France am naa fa ay jaar-jaar yu bare États-Unis am naa fa ay jaar-jaar yu bare parce que maa ngi woon ci force spéciale yi. maanaam commandé naa GIGN bu Sénégal commandé naa ko lu mot 8 ans te ci période boobu am na ay formation yu bëri yu mu defee woon ay États-Unis ak France mais sama diplôme d'état-major France laa ko defee ak yeneen i formation it. expérience bu yaatu mën-mën bu kenn dootul natable colonel Faye bokk ci takk der yi ñu gën a respecté ndax liggéey bu mucc ayib ba mu fiy def. en termes de gestion de pression et de stress mën naa ne tàmm naa ko parce que. boo jaaree ci formation force spéciale am na lu bari xam loo xam ne ni moom day yomb ci yow et puis séjourné naa en Casamance pendant 6 ans 4 ans dans un premier temps ensuite 2 ans dans un deuxième temps donc min naa pression ak yooyu mais xam naa ne pour jaboot bi mu nekk sama xel ni ambassadeur Sénégal la drapeau bi waruma ko caxaane. ENOA bu Thiès maison Alfort ca France Yaoundé ca Cameroun ba États-Unis d'Amérique colonel Martin Faye servir gendarmerie sénégalaise lu mat fanweeri at ak lu teg tey expérience ak expertise ba mu àndal tax liggéey bi muy def ci aar askanu centrafricain doon lu Nations Unies di rafetlu saa su ne. jërëjëf Dissa Préra ñu jógee ci centre Afrique ñëwaat fii ci réew bu Sénégal comité d'organisation yu Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 ak itam jëriñ ji ñu dénk wàllu infrastructure ca diwaan bu Ndar Géej foofee nag daal nañ fay xaatim ak déggoo li ñu bëgg moom moo di jaay li joyantiwaat yenn ci ay barab yoo xamante ni ndaw ñi dañ fay faral di tàggat seen yaram li ñu bëgg moom moo di ñu bañ di jiggaani fenn Ousseynou Diop Habib Seck.
convention maître d'ouvrage délégué dox ci diggante AGEROUTE ak comité bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu jeux olympiques de la jeunesse yu ne war a amal ci Ndakaaru ci atum 2026 ci seen i kaddu defaraat yenn ci bërëb ya dina gën a taaral lu jëm ci wàllu jeux olympiques yu ñu war a amal ci Dakar ci atum 2026. L'acte que nous posons. ñu jëmal tey am na solo loolu day wane rek ni lu jëm ci wàllu dëgg bi nga xamante ni nguuru Sénégal daal na koy dëggu ci jàppale bi mu war a jàppale mouvement olympique ngir ci atum 2026 yi nga xamante ni moom la ñu jëm di ci amal jeux olympiques de la jeunesse yi loolu lay mën a jaar ci yoon waaye tamit ñu taxawalaat yenn ci ay bërëb yoo xamante ni day méngoog jamono. La 4e édition des JOJ. française de développement dina nekk ci seen i wet daal leen jàppale ngir la nga xamante ni bëgg nañ ko ci tabax yooyu ñu mën ko amal ci nañ ko bëggee ngir wàllu tàggat yaram bañ fay def méngoo ak nañu ko bëggee. épreuves sportives de la jeunesse. ci bërëb yi nga xamante ni sax dañ ko defaraat yeneen liggéey dañ ko fa amal ngir lu jëm ci wàllu dem ak dikk ba gën a yomb waaye tamit mu gën a méngoo ak jamono. plus encore pour donner. liggéey yi bokk na ci taaral stade Iba Mar Diop defar ko ba mu méngoog jamono piscine olympique bi itam ñu taxawal ko parc adjacent bi nga xamante ni jëm na ci wàllu tour de l'œuf ñu daal koy taxawal ak caserne Samba Diéry Diallo ci loolu daan ci rax yenn ci prox ndoll yi nga xamante ni wër nañ ko ñu mën ko defaraat méngale ak jamono ngir gan yi nga xamante ni ñoo fi ñëw bu ñu ñëwee daañu mën a xam ni daal ñu koy defar ci na mu waree. Ce programme d'envergure appelé programme d'amélioration. ci kàddug Mansour Faye di ministre bu yore lépp jëm ci wàllug infrastructure liggéey bile daan ci gën a dugal seeni loxo te AGEROUTE la ko ca war dina ko ci def ngir gën a mën a taaral bés bi. am mbégte lool ci signature de convention bi nga xamante ni tey amal nañ ko lii nag du ni guleet ndaxte waa AFD yàgg nañuy jàppale état bu Sénégal ñun ci la nga xamante ni moom la ñu mën daan ci def suñu kamtilay kattan ngir lu jëm ci wàllu jeux olympiques yi am ci atum 2026 fii ci diwaanu Ndakaaru ñu daal ci dugal suñu loxo waaye tamit méngale suñu liggéey ak niñ ko bëggee. AFD yàgg nañuy jàppale ndaxte xam ngeen ni liggéey ñuy amal ci wàllu érosion côtière bi ñoo ci dugal seen i loxo yeneen liggéey itam yoo xamante ni fii ci Ndar la ñoom teg nañ ci dugal nañ ci seen i loxo. li leen nag moom la ñu njëkk amal ci continent bu Afrique Sénégal am kon sas bu rëy mu mel na kon ñëpp dañ ci war a dugal seen i loxo. jërëjëf Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñenn la boobule élément moom moo daal di buural jotaay wi dig daje léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Ibrahima Kane dina fi teew ngir fi ci leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jërë ngeen jëf